alors rubrique dox bi Pathé Mbengue ngay waxtaanee chicha. exactement parce que déjà di bégaat encore une fois si ñi nga xam ne que ñu ñuy bàyyi xel. déjà li ñu war a waxtaanee comme ni nga ko waxee tout à l'heure moom mooy utilisation chicha. donc bon su fekkee mën na ne balaa ñuy commencer développement bi ñu jox ñu benn image boo xamee ne que mu ngi def le tour de la toile. xam nga ko defee ñu doog a commencer waxtaan dañ si bëgg. exactement d'accord ñu xool ko ñëwaat sur le plateau. xëccee benn séance nii dox nga ñaari paquet niñ leen di naxe naan leen day jaar ci ndox mi xam nga lan lay liggéey ndox mi filtré wul dara ndox mi day seral saxar si xam nga bu ko defee saxar si sedd pon boo ko xëccee nii day tàng waaye boo ko jaaralee ci ndox mu seral ko nga defee ni kat daa sedd ñu daal di ciy def nag ay parfum def ci menthe boo ko xoolee defee ni kat waaye di ndekete la muy yàq moo ëpp téeméeri yoon lay cigarette ci di yàq def ko nag def ci alal indi ci ay jëntukaay def ko modd def ko ci ay restaurant yu bakkane alors gis nañ li nga xamante ni mooy vidéo boobu waa ji li nga xamante moo doon wax ci chicha Pathé Mbengue. exactement déjà bu ñu gisee li nga xam ne moom mooy vidéo yi jot am bi ñu jàllale nii. ñu ngi dégg le monsieur c'est un cancérologue mu ngi expliquer ne ñi nga xam ne que moom la ñuy donc déjà boo xoolee architecturation wu chicha xam nga automatiquement donc on se dit que là c'est quelque chose boo xam ne que peut-être amul danger parce que en fait cigarette électronique la dans une certaine mesure quoi. mais li tax ñu choisir thème bi pourquoi parce que tout simplement dañuy gis ne dafa bëri ay jeunes yu nga xamee ne dañuy utiliser chicha pourquoi parce que ils sont dans en fait dañoo jàpp ne nekkul lu dangereux amul gravité donc dans ce cas ils se disent que non li ñu mën a def présentement nekkul leneen lu mooy maanaam di jéem a def en sorte ba di utiliser tout ce qui tourne autour de maanaam tux ak yu demee noonu dañ koy teg fële léegi jël chicha alors que chicha bi moo gën a bon sax que tux bu ñu xoolee ci dernier rapport bi nga xamee ne que OMS ñoom ñoo ko génn ce qu'ils disent moom mooy maanaam lu tollook 400 millions de personnes wala 100 millions de personnes dans le monde ñu ngi nekk di utiliser chicha te ñi koy utiliser les 100 millions de personnes loolu maanaam 50% yi c'est des jeunes âgés entre 16 à 20 ans te ñooñu boo xoolee la plupart c'est des gens yoo xam ne ils sont pas trop matures amuñu maturité boobu noonu te pourtant boo muxee benn muxi comme pa bi nu mu koy expliqué benn muxi boo ko defee ci chicha mel na ni tux nga paquet du cigarette. c'est vrai que ki nga xam ne mooy docteur Abdoul Aziz Kassé di cancérologue. c'est exactement moom mooy wax ni voilà moom la. moom mooy wax waxoon na ko loolu doon naa ko lire temps yële passé. c'est exactement mu wax que ni benn xëccu chicha boo xëcc mu ngi mel ni nga tux benn paquet cigarette. et imagine paquet cigarette li muy am ci ay toxine boo xam ne dafay installé wu ci sa dënn ci li nga xam ne moom mooy maanaam nicotine ak yeneen i ay goudron yeneen i mbir yoo xam ne que bu duggee ci sa yaram au fur et à mesure du temps nga koy tux muy gën di emmagasiné wu ci sa xol moom mooy maanaam dafay dem ba à la limite daf lay jural ay maladies pulmonaires et tant que Khadija muy waxu cancer effectivement c'est-à-dire dafa nekk mbir moo xamee ne que dafa lay dem ba à la limite soo si demee ba am yenn limites yoo si atteindre mën na la andil cancer lu bëri loo xamee ne que xale yi xamuñu ko da ngay gis sax souvent ci statut WhatsApp yi wala yenn booy yoo xamee ne yu mel ni man tuux seen chicha di ko def titre quoi c'est comme si luxe la dans une certaine mesure wala ñu dem ci yenn restaurant yi xam nga en fait foofu chicha sax dañ ko fay louer genre boo demee boo jëlee salon dañ la siy boole waale chicha c'est comme si que yow mi nga xam ne yaa ngi koy def en fait tu es en train de t'empoisonner toi-même
parce que le chicha bi ngay jënd intervalle 1 heure de temps bi ngay nekk ci restaurant bi yaa ngi muxi ba ndox mi jeex mais xamal nag instant boobu noonu yaa ngi tuxaale pon boo xamee ne que kenn filtré wu ko. En fait je peux même oser dire que ñii di tux cigarette ils sont un peu plus en sécurité que yow mi nga xam ne yaa nekk di tux cigarette. D'accord c'est que. et ñu dem ba ci biir en fait ñu maanaam naxebaay bi fi mu nekk mooy ndox mi ñu ciy def sànq fàkk mu ngi wax ne en fait am na ñoo xam ne dañuy jël boisson remplacer ko ndox mi am na ñoo xam ne ndox mi dañ koy parfumer en fait. xam nga bu ko defee yow boo muxee affaire bi en fait doo sentir chaleur comme kuy di tux pon ni mu koy sentir chaleur buy dugg ci moom comme kuy di tux pon bu brut bi ni muy sentir chaleur yow c'est pas le cas parce que tout simplement fi kii bi di jaar fii fil bi fi muy jaar lépp dafay ndox mi daf koy refroidir dans une certaine mesure quoi donc mu nekk illusion suñu waxee illusion mooy da nga yaakaar ne lii la alors que du loolu c'est pire que ça xam nga donc mu nekk man personnellement loo xamee ne depuis yàgg cela 2 semaines ci ginnaaw ma toog di ci def ay njàngat mais boobu ak léegi nii à chaque fois boo waxee benn xale tu te rends compte que il ne comprend pas dans une xamul quoi parce que buñ la waxee ne que yow yaa gën a yées kii di tux cigarette en fait da ngay bañ quoi en fait da ngay bañ mais en réalité buñ la ko expliquer mais da nga naan non c'est quand même vrai. te malheureusement jeunesse léegi bi ku leen tere la ñuy bañ parce que kii di docteur Kassé. bu mu defee sortie boobu fan yi ni passé ñu partagé ko si réseaux sociaux yeeg yooyu noonu. da ngay gis commentaires yi. xale yi di ko xas. di ko wax lu nekk nankaan waxoo dëgg chicha amul danger peut-être. ignorance beneen affaire. il y a de cela ay quelques mois ci ginnaaw ay 3 voire 4 mois ci ginnaaw ëpp na ko sax préfet de Dakar mi ngi def benn opération di dugg ci ay restaurant di récupérer chicha yi fa nekk yëpp te da daan xaar ba ay je pense 23 heures yooyu noonu heure jeunes yi di gën a utiliser ñuy dugg ci restaurant yi ànd ak ay hommes de tenue di récupérer li nga xamante ni mooy chicha yi mais malheureusement aussi opération boobu noonu amul suivi et pourtant dafa waroon am suivi ndax loo xamante ni c'est dangereux pour la santé des jeunes yi nga xamante ni ñoo koy utiliser loolu état daf ci war a jóg. te xam nga Fatou lan moo taxoon loolu parce que maanaam Sénégal réglementaire loi wu Sénégal amul réglementation boo xam ne dafay jëm ci wàllum chicha. exemple boo xoolee mu dëkk bu mel ni France wala Maroc ñoom loolu dañ ko réglementé. xam nga mais bu dee Sénégal bàyyi wuñu maanaam moom loi bi prévoirul ay utilisation yu mel ni matériel yu mel ni ay chicha. cigarette la ñu am pour wax te li ci gën a doy waar Fatou moom mooy yaa ngi enfumé ñi nga xamee ne que ñoom ngay dañ dem ba maanaam ñiy tux cigarette dañ leen teg loi boo xamee ne que ci lieu public yi waroo fa tux mais yow chicha jël nga ne noonu moo tane si biir restaurant bi nga fay tux chicha est-ce que comprendre nga c'est-à-dire yow tu n'es pas en train de nekkuloo di tooñ sa bopp yow kese mais yaa ngi tooñaale ñi nga xam ne ñoom nga séqal fi ma contribuer tuuti parce que ñun chicha déjà ñu ngi ko imité Maroc parce que Maroc ñoom dafa am salon spécial salon de thé lañ ko woowee sax ñoom dañ koy def pour digérer en général affaire yooyu mais ñun fii Sénégal lu ñu gis mooy que ci restaurant yi chicha bi moo fa gën a dox da ngay gis xale boo xam ne bu ñëwee du commander si menu bi dara de chicha lay jël mais balaa moo dem mën na jël ay 2 chicha ba 3 copain mi fekk ko ku ñëw jël chicha léegi jëlatuñu benn bokk ko sax da ngay gis groupe bu toog ñaar wala ñett chicha dina nekk si table bi donc imagine toi rentabilité boobu noonu am ci restaurant bi du yàkkamti xale yooyu jug mais xale yooyu ñu ngi rey seen bopp parce que man la dernière fois maa ngi gis benn photo boo xam ne ki doon toog chicha poumon yi dafa ñuul kukku mais imagine ñu ne la loolu noonu moo nekk ci biir yaram xale yi di gis loolu mais tant pis ñoom sax ñoo nekku ci ñoom nañ toog chicha bi avancé te chicha bi am na goût yu fort yoo xam ni ay pomelo laa ciy dégg ay goût yu fort am na si xam ne ñuy toog sax sa kër mode la te gis nga yaay wax cancer tout à l'heure cancer des lèvres moom nañ ko tuddee mo cancer des lèvres cancer du poumon cancer du vessie xam nga ak voie aérodigestive mooy maanaam fi nga xamee ne que moom yooyu yëpp daf la koy jox parce que tout simplement li muy contenir ci ay substances toxiques dafa bari comparé ak kii di tour cigarette ngir yàlla sama gars yi bàyyi leen chicha amul sens bu leen ko tiitaroo booy tiitaroo da ngay tiitaroo loo xam ne wax dëgg fa yàlla bu ñu ko xoolee dina ci sànq mbay waa koy muy wax ci lu jëm ci wàllu bi muy wax ci ñëwoon démb dem na ba am partie boo xam ne li ma ci gis moom mooy lan li ñu jox temu màggal gi ren mooy teggin
mooy bi Birama di dee maam ji ne ko diw nee na dafa bëgg nga fal ko kii loolu teggin la gis nga bokkul ci teggin nga toog ci biir sa ay morom ne da ngay tux si saa di ko ëpp si kanamu nit ñi di ko wane sax ba ñëpp di ko gis xayri waaw non xam nga ñoom loolu feeling lañ ko def comme on dit ba pare man ñi may condamné mooy borom restaurant yi nga xam ne liñ ci xool mooy seen intérêt personnel parce que am na xale yoo xam ne seen ni restaurant bu amul duñ fa toog man dugg naa ñaar restaurant fii Sacré-Cœur ak fii tout près ci côté rond-point 6 bi mais man jour ba ma duggee dama tiit ay xale yoo xam ne amuñu sax 13 ans surtout ci biir fête yi te am na ñoo xam ne seen ay parents la ñëw ànd ak seen i doom dafa am yoo xam ne set nii même bu fekkente ni yow da nga ñëw ànd ak say doom pour béggal yóbbu leen restaurant man genre yooyu su ma gisee damay retourné waat parce que comme ni nga ko waxee ki koy tox sax yow mi koy nooy waat yow lay gën a dangereux te léegi moom feeling la ci ñoom da ngay gis ñoo xam ne dañ koy def di ko statut sans gêne li nga xam ne moo doon rusloo nit ñi léegi ruslootu leen man damaa xamul chicha lu mu saf xaw ma chicha la xaw ma chacha man tur bi sax mënu ma kaa prononcé mais en tout cas ni mu mel léegi doy na waar xale yi 13 ans 14 ans ñëpp a koy tox de toute façon moom état bi daf ci war a jóg bu baax a baax a baax dëgg la gis nga am na benn restaurant bëgguñu tudd tur di tooñ mais benn restaurant bu nekk fii côté Camp Pénal foofu gis nga boo fa duggee da ngay yéemu si yàlla boo duggee da ngay saxaar si rek déjà ngay gis parce que man dama fa mës a dugg ànd ak sama ay copines sama anniversaire ñu dem pour fêter anniversaire mais bi ma yéegee ma gis foofu c'était le bordel nañ ma jéggal ci expression parce que boo duggee saxaar si rek ngay gis te man loolu def ça me dérange tu vois boo duggee rek yow am na yar boo xamante ne bu ñu ko defee si yow boo duggee di nga xam ne fii nii kat du foo xamante ni defarukaay la du fu baax mu nekk foo xam ne boo fa duggee di nga gis ay xale yu ndaw ñu toog chicha yi wër leen ñuy muxi boo xamante ni da nga naan ñii est-ce que ça va ñii est-ce que seen i ay bi ñuy génn sax seen i ay parents yëg nañ leen et puis pire dañ koy filmer di ko def seen ay statut nit ñi di ko gis man moom boobu moom si gën a rey di ko def statut nit ñi di ko gis da ngay gis ay xale jigéen ñi surtout jëloon nañ ko mais mënuñu ko jàllale boo xamee ne xale bu jigéen la boo xamee ne dafa téye chicha bi di tux ba jaaree fa xëm. dafa xam. xam nga dafa taalif bu ci roy dàq. roy dàq. waaw maanaam ñu ñuy toppandoo. moo nekk nii sax duñ ko xam. gis nga léegi ci internet bi. taalif boobu maa ngi ko tuddee roy dàq. di ci wane ñun Sénégal ni ñuy toppandoo. ak ni toppandoo doyee waar. ci biir am na benn paragraphe bu ma ciy wax boo xam ne dama bëggoon su ma sañoon jeunes yëpp dama koy dégg wala ñu recopier ko di bàyyi ci xel mën naa ne dina leen jëriñ dans l'avenir mën naa ne dama ci waxoon ne nanuy xelu tey mooy njombe boole di càmbar ak di nattale waroo gi am ñoo tugal ci ni ñuy dunde wallaay bokkul baaxi maam yaa gii di baax ñu jëllale jëggi lu dul yiw jëfe xay jafe mu di toppandoo bu yàggee sànke wallaahi day sànke paragraphe boobu day sànke jeunes yi dañ ko war a jàpp gis nga toppandoo moo garaw wallaahi day yàq dañ ko war a xool ba xam lan la xooma waroo koo tuux tànk lekk lekkoo da nga war a lekk ba suur ba pare door koo tux te boo ko tuxee pare dafa am ay effets secondaires da ngay gëmmentu nelaw rek ngay bëgg wala ngay am migraine da ngay mel ni ku xëm sa yaram yëpp day dee maa ngi la si nettali sama anecdote bi nga xamante ni du brossé nga ko sànq am na ñoo xam ne dañ lay nax jël boisson def ko ci par exemple man dama seeti woon sama benn xarit ma fekk ko mu koy toog ma ko koy tere mu ne ma lii amul danger soo neexee sax nga jël boisson def ko si mu dem ngeen ma Vimto xam na ne man dama bëgg Vimto ma ne ko mu xool mu defal ma ko ci chicha bi mais gis nga benn xëcc boobu mu xëcc tëdd naa ko feebar 1 mois non je te jure tëdd naa ko feebar 1 mois yow xëy dama amee dënn bu metti c'est très dangereux li ñuy wax ne xam nga boo nit ñi xale yi waaw mais dëgg la parce que moom exemple bi mu ci joxe ni dafa baax trop parce que lu mu dund la maanaam la mu saf ka ko macc ko xam nga déjà moom mu xëcc ci benn xëcc te bien vrai que ne boisson lañ ci def Vimto bi mu bëgg mu feebar ci weer gis nga man restaurant bi ma dugg su ma dem ba 3 heures mais bi ñu duggee man kooku nañ gën a yéeg ñu yéeg ba ci kaw gis xale yi di ko dox man bi may wàccee dama doon mii kooku dafa mujjee jàpp sama loxo ndax enfumé saxaar si taxoo ko xet gi rek moo la dugg xet gi rek moo ma dugg man ma mel ni kuy wëndeelu est-ce que léegi xamatul fu may teg sama tànk en tout mën cas ko téye sama loxo mais xoolal xale yu góor dañu doon ree waaw li ci doy xam nga escalier la li ci garaaw mooy affaire tux li ci garaaw escalier la soo ñëwee tey mu xaw laa kii suba nga forcé da lay gën a kii suba nga forcé da ngay dem ba dootu la defati dara léegi effet bi ci biir lay ne c'est-à-dire man ñëw naa toog naa
maa ngi use samay affaire gis naa ñëpp di tox rek man damaa war a tox donc mooy toppandoo gi may wax ma bokk ma affaire yooyu noonu complexe mais man boo jëlee mënuñu may la chicha boo jëlee mënuñu tegal la ci chicha ñooy incité xale yi man mere naa trop ñoom ñooy leen incité boo jëlee su ma sañoon lii di chicha bii nii nga def ko continuité xam nga interroger jeunes yi ak sax restaurant yi nga xamante ni dañ koy joxe ak aussi location bi naka lay demee prix bi si ñaata la toll ba tax accès bi daal di facile incha allah nañ ko def peut-être bii di ñëw day fekk ñu ci mais bay di ñëw ñu jël le temps ñu waxtaan ci ak yenn jeunes et dans la mesure du possible su fekkee am na restaurant yoo xamee ne que dinañ ñu ko may ñu waxtaan ci ak ñi nga xam ne ñoom ñoo et puis parents yi war nañoo am fula ji toll boo jiitalee sa doom dugg ci benn resto fekk fa ñu fay tox loolu nga ànd ak sa njaboot génn dëgg la de mooy mais vacances da ngay gis dañuy toog mais mu leer la nit ñi ay famille lañ dañuy ñëw pour waxtaan xëy na peut-être pour génne seen dox nga gis ki nekk ci el bi di tox ay chicha nga toog fan di seet sa doom ñëw essayé ko li ma la wax moom Pathé bëgg nañ nga defal ñu ko bu baax a baax mu nekk continuité incha allah après magal ko defee ñu gën a gëstuwaat sax gën a xamaat ñu ngi lay jaajëfal bu baax Pathé waaw maa ngi bëgg nag bu baax ci Fatou si yow Fatou di wax ne ki ma solal yëre bi sama xarit la di Souleymane Ndoye moom moo woo ñawal ma may ma ne ma demal nga dem ca télé ba moom ak madame Diop Famata ak Issa Mbaye jaajëfal naa leen baax Jules l'Africain l'Africain merci beaucoup le Malabar merci beaucoup ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci geste bu nice bi nga defal di remercier ki nga xamante mooy